mbokk internet di bàyyi xel SBT Média amaan nañu mbégte ak kontaan te ñëw fii tey seet si koo xam si ni buñ ko tuddee rek tudd làmb ndax fekk na démb fekk na tey muy Père Birahim Seck Père Birahim Seck nag buñ ko waxee wax Fass Père Birahim Seck buñ ko waxee wax li nga xam si ni moom mooy champion Sénégal judo Père Birahim Seck buñ ko waxee wax li nga xam si ni moom moo di écrit dóor dóoraat waaye ku ko wax li nga xam ne mooy écrit fekkee ma si boole waaye ku ko waxit wax li nga xam si ni moom mooy wàllu management ak encadré ay xale ku ko waxit tudd Ouzin Production ndax am na promoteurs yu bëri yoo xam ne tey mi ngi seen ginnaaw den monter ay combat den jàppale SBT Média ñëw seetsi ko fa seen siq moom waxtaan ci làmbu démb ak làmbu tey waxtaanee ci li nga xam si ni nii mooy actualité bi ak yu mel noonu Père Birahim SBT ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah azi hadiyatun bi fadlillahi mina ilayka ya rasulullah jaza allahu ana nabiyana wa sayyidina wa habibana wa shafiana wa maulana muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah sunu mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk rek sa sant di nuyu waa axlu làmb di nuyu sama doom ji tey ñëw seet si ma tey waa SBT TV di maas maa ngi lay ziar di la nuyu bu baax a baax a baax waaw man la El Hadj Birahim Seck damaa demoon penku nag 2018 avant ñuy tëj yoon wi demoon naa penku dem siyaare ji sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam parce que kuy julli rek moom ngay ñaan yàlla dem taxaw ci rawdu ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taxaw ca Kaaba ga ñaanal naa ñëpp nag fàttewuma kenn as-saalihina rabbi habli minal saalihina boo ñaanalee ñëpp rek ñaan googu bu nangoo rek sonal borom may ñaan yàlla sama ñaan ga ma ñaan biir màkka mu sonal ñëpp rax ci dolli nag mu sonal nag ñi nga xam ne nag ñoom laay def la composition de la lutte sénégalaise jërë ngeen jëf. SBT Média la abonné leen ngeen bës seen touche cloche notification bu ko defee vidéo yi nga xam ne SBT mi ngi ko dugal ngeen mën si ànd ñun wax naa ki ñu invité tey ndaanaan la ki ñu invité am na lu mu fekk ci lu bëri ci làmb incha allah xam naa amateur yi seen xol dina sedd mais Pape Birahim ci lu gàtt rek boo doon wax kan mooy Pape Birahim ci ñi nga xam ne miinuñ la nga xamale sa bopp ak mbokk internet yi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah wa taala wa barakatu may nuyoo waat du yàq dara maas maa ngi lay ziar di la nuyu di la wax ne dëgg la am na ñoo xam dañuy am li ñuy wax naan perte de vue maanaam image lay doon mais dañuy réer ci làmb mais di liggéey un travail titanique un travail de souterrain un travail d'ombre mais li ñuy liggéey xëy na askan wi ñoo leen dul gis mais ñi ngi liggéey ci liggéey boo xam ne liggéeyu xol la liggéey ngëm la ci làmb bokk ARELS tamit maa ngi bokk association des responsables des écoles et écoles de lutte du Sénégal sunu kilifa di la président Malick Ngingue nekk à la tête de cette structure mooy waa ARELS. lamb nag man nag yaakaar naa ne yàgg naa ci parce que mag laa maa ngi dugg sama juróom-benn fukk at ak benn kon fekkee naa démb fekkee naa tey ku ma gis sax doo ma jox sama at parce que damaa mës a bëgg sport. ñu naan sport ça nourrit le cœur wax nañ dëgg sport ça nourrit le cœur mais làmb démb ak làmb tey man yaakaar naa rëyuma gudduma rëyuma te mbër dañ daan wax naan da ngay gudd rëy pour nga mën a doon mbër mais xel mi ak technique bi ak xarañ bi ak mën a bëre bi mi ngi woon ci man sama génération bi nga xam ne ñoom laa nekkaloon ku xam Guèye Camara ku xam bi Birane Koumba ku xam Malaw ku xam Georges Marcel ku xam bu booy mama yaakaar naa ne ñooñu Fass lañu cosaanoo ak Pape Gueye bokk ak Moustapha Gueye ndey ak baay ñu koy wooyee doj ñun dañ ko doon wooyee Mbaye Gueye nekkoon ci digg ndëndëm macha allah boobu Moustapha Gueye yaakaar naa ne génération ñoom Mamadou Gaye la Moustapha Gueye ñu koy wooyee 10 heures yàlla na ko yàlla xaaral àjjana yërëm ko te yéexuñu ñoom Ipo Ngari fa la leen fekk ñoom Njaw waaw ñoom Père Boy Naar macha allah ñoom Rich Ñang waaw ñooñu ñoom Mbaye Gueye ak ñoom Thiam Hercule ñoom Birahim Ndiaye ñoom Mbita Ndiaye ñoom Maysa Ndiaye bokk ak Mbita Ndiaye ndey ak baay daan entraîné Saalum Modou Gueye Grand Dakar ci ñoom Demba Touré waaw kooku démb la waaw kooku démb la kooku bu ñuy calculer tey yaakaar na buñ ko génnee sunu at boobu ay tout tànk la ñuy doon boobu léegi nag Thiam Hercule ak ñoom Deebal ñoom Assane Kounta mii tey
ñoom du ñu woon mbër mais dañu amoon forme mbër am doole mbër di ànd ak mbër yi waaw ak ñoom Boz ñu koy wooyee Boz ñoom Mouma Roxy ñoom Sal Padam ak ñoom Assane ñoom Assane Faye ñi nga xam ne ay boxeur la ñu woon macha allah daal samay grand yooyu ñi wàññeeku nañu ñi ngi dund ñi wàññeeku ñu leen wax naan allahumma ahfirlaha warhamha yal na leen yàlla dolli sutura defal leen teeru leen àjjana yi firdawsi ñi fi nekk nag di dund ba léegi yàlla may leen gudd fan di ñaanal nag suñu président d'honneur di Mbaye Gueye nga xam ne moo yor ARELS di ko ñaanal gudd fan wér-gu-yaram mujj gu rafet yàlla bàyyi ko sunu kan ba mu yàggu ñëw gunge ba mu sori nekkoon naa nag bi ma toogee ba toog ñu xool ma Mbita Ndiaye Maysa Ndiaye di magam ne ma demal defi judo tu seras un bon judoka ma ne ko mu ne ma waaw ma ne ko wax nga dëgg de làmb ji de da ngay gudd rey looloo dal maalaw ñaari maalaw la woon maalaw bu njool ak maalaw bu gàtt mais maalaw bu gàtt bi sama génération la macha allah xaritu Moustapha Guèye ñoo yorandoo Fass ñoo màggandoo ñoo entraînandoo mais Georges Marcel tamit ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaaral àjjana ku xarañoon la parce que Fass dañ ne Fass université la woon man du ma ne école la déedéet du ma ne écurie la Fass université la temple de savoir la woon macha allah wax dëgg yàlla bu ñu nekkee tout tànk dañ daan ñëw ak Edmond bu ñu ñëwaan saalu Thiam Hercule bu ñu entraîné ba noppi ñun xale yi ñoo daan rangé waat poids yi fa tabarakallaahu ñu bëggoon sport parce que sport da nga koy gëm bëgg ko waaw mel ni lekk ak naan mu gën a la lekk ak naan ñun sport daf ñu gënaloon lekk ak naan ba fa laa demee defi judo ñu dem signé sama licence maître Samba Kane 4e dan di judo champion d'Afrique champion Espagne ñëw fi nekk ancien sapeur pompier en 1969 ñëw yor ñoom Diop Gueye waa ASFO ñoom Abdou Karim Seck ñoom Pape Malick Seck ñoom Diop Gueye ñoom maître Mangane ñu ñëw ma ñëw foofu bi ma fay ñëw maa ngi fa ñëw dans les années 89 88 89 laa fa ñëw ñu xool ma avec ma taille je faisais 1m65 mais sama poids baaxoon na waaw ñu ne ma da ngay wàññi sa poids pour mën a nekk ci catégorie des 60 kilos parce que boo demee 65 60 dañ lay ëpp doole ma ne ko d'accord mais bi ma jógee foofu dama ñëw dik ñu ne ma non caisse de précaution et de stabilisation des prix mooy CPSP amuñu combattant de 60 kilos yaag Ibrahima Goudiaby beneen xale bu dëkkoon booru usine Bentali ñu ne ma da ngeen di dem léegi caisse de précaution ñu affecté leen foofu pour ngeen mën a représenter les 60 kilos ma ne ko d'accord fa laa demee ñëw takk ceinture jaune sama maître daan bon loo sunox parce que sportif daan bon loo soxol di seet ndax yow mën nga supporter yu bari sportif du loolu la def rek nga mer sportif tu sais dans l'esprit Budo esprit Budo mooy tu sais les japonais les chinois dañ leen jàngal ne dans ce monde de violence et de haine il faudra souhaiter beaucoup de choses à ces grands champions du judo, à ces grands champions de karaté comme Bruce Lee. En 1975, il est mort en 1975. Il était un phénomène du karaté, de l'esprit Budo. Mu gaañu à l'âge de 32 ans. Tout ce qu'il a fait dans le sport, ci karaté, ci arts martiaux, ñëpp xam nañ kan mooy Bruce Lee. Xëy na génération bi xamuñu ko ñun on connaissait les principaux faits relatifs, la biographie de Bruce Lee. Macha allah loolu nag la Rachwan ñëw tey c'était le dieu du judo en Afrique, Algérie. Rachwan bi ko Khalifa Diouf daane fa la tekki ceinture am ne pourquoi un Africain noir, pourtant moom il est africain, nee na pourquoi Africain noir daaneel ko jël champion d'Afrique bi ci moom mu bàyyi judo tekki judo bi. La fédération du judo taxaw mu tekki ceinture bi sànni ko sur le tatami, kooku il a violé la violence de l'esport parce que ñun xamuñu loolu ñu ko dañ lay déstabiliser en Algérie et dans le monde entier moom Rachwan. Khalifa Diouf nag dafa nekkoon un Sénégalais bi nga xam ne ñun yàlla daf ñu mayoon sportif yoo xam ne
peut-être amoon ay tur ku mel ni Batlenski ci boxe doomu Ndar la woon il a été tué aux États-Unis macha allah. ñu ñëw ci Khalifa Diouf moo njëkk a daaneel Rachwan le dieu du judo africain ñun nag bi ñu ñëwee fa la ñuy toppee maître Samba Kane avec tout le respect que je lui dois je lui salue de passage sama maître xamatuma fu mu nekk xam naa il est rentré au Fouta parce que dafa dem ba mënatuma il a subi 2 opérations dans les genoux ak ñi ñaanal tamit ki nga xam ne mooy Mbaye Boye bi mu jëlee initiative boobu à Saint-Louis ne dafa bëgg a jël léegi judo bi def ko régional maanaam def ko sous région ñu ñëw tous les pays d'Afrique war a ñëw Saint-Louis ñuy def compétition du judo en Afrique ñu defee ko foofu Mbaye Boye ñaari at la ko def beneen at ba yàlla def li gën mais ñu continuer rek mémoriser loolu mémorial moo xam ni toujours dañ daan def chaque année dañuy def Saint-Louis dafa def ay compétition du judo j'ai été à Saint-Louis compétir nañ Ndar compétir nañ fii à Dakar champion du Sénégal dans ma catégorie waaw santoon naa ci yàlla du man daa moon nangu sama morom duma ma parce que sunu maître dafa waxoon ne la mentalité d'un gagneur où se trouve la mentalité d'un gagneur il faut aller jusqu'à l'épuisement total des muscles pour apporter le regain de vitalité à la force et à la victoire que tu cherches. Il y a des médailles, il y a des médailles de bronze, il y a des médailles d'argent, il y a des médailles d'or. Ñu ni les autres médailles c'est des gadgets ay foyikaay la il faut prendre l'or waaw man loolu laa leen wax ngeen jëli or bi bu leen mu indil bronze bu leen mu indil xaalis kooku boo ko defee ci esprit judoka esprit sportif muy xale kooku yaakaar naa ne day suivre la bonne voie le droit chemin la bonne route bu mu mën a atteindre objectif am fulla ak fayda ak jom nag du sa papa du sa yaay moo la ko mën a jox daan jàngal sunu maître ne 1 mètre vaut 10 papa ñu ne ko maître li tax nga wax loolu mu ne 1 mètre vaut 10 papa benn mètre mooy fukki baay ñu ne ko li tax mu ne sa papa moo la jur biologiquement fi mu la war a juree di la jox lekk di la jox naan di la jox foo tudd mais esprit mentalité d'un gagneur ak savoir vivre savoir faire kan moo la ko mën a jox boo demee sa maître moo la ko mën a jox moo la mën a la jàngal yar jàngal respect jàngale na ngay mën a combattre nit na ngay dans le respect ci wax ci kàddu ci jëfin ci sport ba nga mën a atteindre tey doon li nga doon tey kooku den loo tax ñu ni 1 mètre vaut 10 papa. SBT Média la gis ngeen waxtaan fi mu toll macha allah yéen ñi nga xam yéen ay sportif yi macha allah muy suñu papa Birahim Seck dégg ngeen fi mu jaar ak fi mu toll ci sport macha allah mais papa ñu ñëw ci li nga xam si moom mooy écurie Fass ak làmb démb tey bi ngay nekk Fass yan champion ñoo fa nekkoon actuellement boobu noonu ci làmb. bi ñuy nekk Fass yaakaar naa ni boobu Mbaye Gueye boobu sax tekki na ngembam. ñu jël Moustapha jiital ko keroog sabadoor ba bañ ko juuree ci suuf ak cumikaay yi Mohamed Ali moo tekkiloo ngemb Mbaye Gueye mu ne ko ci naka noonu waaw da koo daan dañoo bëri Mohamed Ali daan Mbaye Gueye daan ne xam ne mi ngi jëm mag te ñëpp te ndap kenn du ko ñiit fala ko Mohamed Ali daane indaale 130 kilos maam njambaan mi ngi ñëw ci yoon wi Moustapha sol sabadoor bi keroog Fass dañoo jooy mu ne ko xam nga li nga sol lan la xam nga li nga jël lan la relève de demain Moustapha ne je vais capable de faire plus que les autres et je serai capable de faire plus que les autres parce que Moustapha li ma neexoon ci moom mooy samedi nit ñi dañ daan baali Moustapha takk geetaram takk dàllam dem di entraîner ñu naan waaye booy bi dafa dof mais moi booy bi dafa dof waaw dofu yàlla moo gën dofu nit tey doon na li mu jooy doon ba ñu defal ko le jeu de l'arène keroog bañ ko defee soleil comme ni ñuy defee pas ci ginnaaw sunu làmb mu yenu njaq li ñu bind ci le jeu de l'arène mais dafa naq di yaayam dafa ne wa ilaahukum ilaahun waahidun benn yàlla rek moo am bu ñu jël sama doom ji naan ko mooy yàlla ñu ne ko yaay kii dana yàlla la ci arène mu ne déedéet jeu de l'arène jeu daal son nom l'indique jeu rek lay doon yàlla rek moo war a doon yàlla Moustapha fi ñu ko nawee mooy fi mu bëreeg Mohamed Ali daan Mohamed Ali ak poids bi Ali yoroon waaw.
gi daal Mbaye Guèye mi nga xam ne Mohamed Ali moo ko bàyyiloo làmb Moustapha Guèye dox na ba ñëw daan ko. daan ko keroog garde fou la keroog doon amul woon ay saaku ay garde fou lañ doon def Mbaye Guèye mi ngi sol benn jacket bu beige taxaw ci garde fou yi jël ñaari loxo yi teg ko ci garde fou yi di xool rakam waaw ba mu ko daanee daf ko dóor Ushimata la ko dóor. Ushimata moom c'est un technique gu judo la mooy la jambe entre les deux cuisses moo doon forum daf koy bal ba ci yóbbu wëlbatiku day mel ni kuy xool sa nopp te nit mënul gis noppam mooy rotation boobu muy def noonu la daanee Maam Njambaan waaw keroog ba mu daanee Maam Njambaan noonu la ko daanee damaa xëy dem dojo national sama maître na ma kaay pourquoi ngay jël esprit judo wala ngay technique judo nga am foo koy yóbbu man ko yóbbuwuma ko fenn Moussa Ba moo xarañ rek. Ali la wala moog Maam Njambaan. moog Maam Njambaan ni mu daanee Mohamed Ali beneen façon la daanee Maam Njambaan foofu ukiri ashi baraay la ko dóor daf ko sol ba mu ñëw mu dëbb ko sol ba noppi dóor ko anaay gauche ak araay gauche bokkul araay gauche day dugg anaay day génn kooku ca ci suuf la ca waq ba la ca tibiyaa ba la fa la ko dóoree. combat bi Mohamed Ali père Mohamed Ali ak Moustapha Guèye combat bi lañ bëgg nga commenter arbitre bi sifflé na nga commenter ñu combat bi. combat bi dañoo daw su mu juumul ñu def round d'observation parce que Mohamed Ali la daan teg écran di jël benn loxo bi teg la ko tàllal loxo bi ñu dem latéral demaat latéral ñu indiwaat leen boobu Tapha nga koy nax xam na ne danger la pour poids lourds yi des fois on peut être gros musclé mais rien dans la cervelle Moustapha nag dafa waxoon ne je suis un danger pour les poids lourds ñaata poids lourds la fa Moustapha daan Maam Njambaan bi muy ñëw 130 kilos la indaale jóge Kaolack un excellent danseur dañuy wax ñoom Ama Maam Njambaan bu ma saan def chorégraphie comme Ama ñi ngi koy seetaanee wala ñi seetaanee booy Siteu Maam Njambaan noonu la defoon noonu la daan def ci làmb. boobu noonu Maam Njambaan bokk na si ñi nga xam ne ñoo dàq chorégraphe. macha allah te li may wax nii duñ ma weddi waa ARELS ñi ngi may seetaan te xam naa ni may nuyu waa ARELS bu ma nee ARELS rek nuyu naa sama seex nag sama seex muy jaxate école de lutte Bakassar muy sama jumeau di sama xarit di sama lépp waaw sama idole nag muy jéeli Wade maa ngi koy nuyu di nuyu xale yi ci biir ARELS nag bu ma limee dinaa fàtte waaw mais xale yi ñoom ñëpp xale yoo xam ni waaw ñoo xam ni daal ay xale yu wekk mag lañu ñu naan mag day yërëm xale mais xale tamit day wekk mag fa tabarakallaahu mais keroog ba ñu demee latéral demaat 2 fois ba ñu dellu see dañoo songoo bi ñu songoo combat bi yàggul dañoo song Moustapha dugg ko parce que combat rapproché la mën poids lourd boo ko bëggee daal da nga koy taf daf ko taf dóor ko mbot moo xam ni keloo la ñëpp waaru macha allah na ma ko dóoree mbot noonu la tamit kii Zal kii waaw kii ki nekkoon lieutenant Moustapha Guèye rek Zallo tamit noonu la ko daanee moom tamit macha allah parce que Fass yaakaar naa dañ leen daan wax ne ñàkk doole taxut a mën a bëre affaire bi du doole employer la force pure dans une épreuve de combat c'est inutile daan nañ ko wax maanaam nga employer doole dëgg-dëgg ci épreuve de combat amul njariñ technique la ñun danger la ñu woon pour poids lourd buñ ko mësaan jàpp xam nañ fa nañ daar ba daan ko parce que bu demee ba weng rek day dem yoonam waaw dafa mel ni nga jël bërigo bu diis bu demee rek dootul ñëwaat déedéet du dellu siwaat day dem day daanu waaw noonu la Moustapha daanee. muy combat Maam Njambaan muy combat suñu papa Mohamed Ali mu nekk grand champion yor écurie bi nga xam ne mooy écurie Walo di ko ñaanal baax ak champion yi nga xam si ni ñoo nekk ci làmb yëpp macha allah suñu borom yàggal leen bu baax a baax mais ban combat Moustapha Guèye moo la gën a marqué ci histoire làmb Fass Moustapha combat Moustapha bi ma njëkk a marqué man Birahim mais daan nañ ma wooye na benn tur boo xam ni buñ nee Birahim duñ ko xam mbiida lañ ma doon wooyee mbiida Seck booy mbiida lañ ma doon wooyee dem nañ ba may wooye jeune loup parce que dama xarañoon ñu naan guddi rek lañ ma daan gis waaw macha allah
di sant sama seex bi nga xam ni moo jóge woon écurie Boy Niang ñu may jaawaleek moom muy Bodi ak Njaga Ñang Njaga Ñang ak Boy Niang ñoo bokk ndey ak baay bi Njaga Ñang gaañoo xamul géej mu lab écurie ba bëgg a fay Mbaye Gueye moo leen récupéré ñëw indi leen kër sëñ Modou Kara zone B soxna jang nekk soxna mu sëñ Modou Kara mu ne leen daara jaa ngi nii fii waa kër Baye Fall kër Baye Fall la mais heure ban daan ñëw entraînement du méngoog heure bi ñu soxlawul ñun woon waa Fass muy Njaga Moustapha Gueye 10 heures doon xaritu Moustapha Gueye mi tey ñu daan tëddandoo ci benn lal ñu toxu dem Parcelles unité 13 ñu ni non Fass du fay bu ñu masaan xëy ñoom dañ daan ñëw yendu si Fass Alassane Diakhaté ñoom Ibra Mbaye macha allah Fass a ngoog ñoom Omar Dia Fass a ngoog ñoom Mbaye Cissé Fass a ngoog Rich Niang Fass a ngoog Boy Naar Fass a ngoog newoon na bu ma dee xam-xam jeex ah mooy Boy Naar waaw xam nga tay shinga bi ngay dégg ay ki ndinga Madara Joos kenn moo ko fi indi woon kenn moo ko yoroon Eumeu Sène dafa ñëw rek indi ko mais Eumeu Sène sa fekkewul boobu xale la yaakaar naa boobu juddoogul muy Boy Niang Boy Niang moo la daan dóor naan tay shinga fu mu dóoree buntu feeñ fu mu dóor mu teppeeku parce qu'il frappait pas dans le vide c'était un excellent boxeur dóoram moo gënoon xarañ sax bëreem waaw combat mag Amadou Kati Diop Boy Niang bii Boy Niang de tuddee boppam. Boy Niang bii ñu tuddee boppam tey jarbaatam la Boy Niang bu mag moo daan dóor ni ne ko tica tika ay ki ninga Madara Doos ñu naan ko booy bëreel te bàyyi dóor yi Boy Niang bëree na fekk Amadou Kati Diop combat bu metti entraîneur écurie Dakar. Amadou Kati Diop kooku moo ma doon wax kandaw waa mbir na nga def waay ma ne ko sawa mu yar ma nag ak Birahim Ndiaye mën naa ne doomam laa takkoon bon mu génn àddina sama loxo maanaam di nga am nit muy sa kóllëre mu am doom jox la ko Galle Malaw ku nekk xam na ko biir Grand Dakar ñëpp fa lañ tasaanoo fa lañ yoroo fa lañ màggee fa laa takkee ay jabar fa laa amee ay doom Mbiita Ndiaye bokk ak Maysa Ndiaye ndey ak baay Maysa Ndiaye moo ëppoon Mbiita Ndiaye gën ko xarañ ëpp ko doole mais yàlla dafa defal muy liggéeyee port mais saalu Grand Gueye moo duggee lan daan entraîné ñu koy woowee Logan Birahim bu ma dégloo dina xam ne démb laay wax Birahim Ndiaye bu ma saan ngemb ànd ak maam góor gi Ndiaye ñooñu seen forme ak seen i pectoraux ak seen i cuisse macha allah muy technicien bu mag keroog ba mu naan Modou Lo dina ko indil sees bi dina ko teg ci sees bi jàngoon na ko depuis tey soog a ñëw keroog ba Modou Lo di daan Eumeu Sène mu toog ci plateau bi ñu invité ko mu ne ko sees bi la koy tagal mu del ko tee bi tuur ko mu daanu kooku Birahim Ndiaye yaakaar naa ne ma koy nuyu di sama turandoo nag ñu ñuy jaawale Birahim Seck Birahim Ndiaye waaw dañ naan père Birahim ñun léegi ay père lañu mais Fass démb ma dellu siwaat ci question bi nga ma posé benn gënu maa neex lu dul combat maam Njëmbaan ak Tafa Gueye geroog Manga moo indi maam Njëmbaan bëgg bëreeg Moustapha Gueye yaayam na ko doo bëreeg Moustapha Gueye ma sama doom kenn du ko yàq parce que boobu dañu pare woon pour yàq Moustapha Gueye mais ci biir lamb la lamb mystique la ñu wax ku nekk da ngay wuti dan la jox sa avance wuti sëriñ bu dul sëriñu jënee demal wuti mais ku mel ni Balla Beye numéro 1 bu ma saan am benn sëriñ wala ku koy ñaanal rek la bëgg adduwaaw silaaul muminin bu ñëwee day jël guro jël benn xaaw def ci guro gi mu xonq mu takk ci loxoom dem duma la daan la kon yenn yi bu leen gëm sëriñ ba mu ëpp bu leen gëm gàllaaj ba mu ëpp entraînement mooy première gàllaaj deuxième gàllaaj bi mooy lan nga gëm sa bopp deuxième gàllaaj mooy nga gëm sa bopp mais boo amee sa ñaani waajur wa bi waalidayni ihsaana
nga ngemb sa baay ñaanal la sa ndey ñaanal la nga am ak ñëpp jàmm yaakaar naa ne Mass boo entraîné gëm sa bopp gàllaaj gi leen la di rek bët yeeg làmmiñ yeeg xoola nu mu summee ko xoola lupp yeeg xoola biceps yeeg xoola tànk yi minal kufri wal faxri minal ajji wal kasri minal jubni wal buxli min xëla bëti den wa xaxri jaali loolu dong la ñuy ñaan moo tax ñu takk gàllaaj yu bëri mais lay daan mbër ca entraîneur ba la lay daan mbër ca école ba la lay daan mbër gëm sa bopp la waaw loolu mais gàllaaju daan mbër gàllaaj day complété rek waaw léegi nag xale yi dañoo gëm mystique ak rafetaay beeg yooyu takk jajj yeeg yooyu mu rafet mais lay daan mbër fii la ci bopp la Balla Beye daan nañ ko wax naan sa turandoo Balla Beye numéro 2 waa Balla fit fu mu nekk mu ne waa fit fu mu nekk du fii bu ne fit fii xol la kii du fit kii xol la fit fii la ne nga gëm sa bopp mu nekk fii nga liggéey ko mu dugg sa bopp bi parce que booy liggéey fit bi du liggéey xol bi du liggéey bopp bi mooy liggéey waaw mais combat keroog stade Demba Diop la Youssou Ndour a nga fa dut yaaykat yi way fa yëg ca kaw Ablaye Makhtar Diop ngi toog ministre de la jeunesse boobu toog ci kanamu Youssou Ndour ñu ne ma tey doo wàcc dan laa sëf sama tànk di neewi dem ay pourtantaan moo tax làmb dafa garaaw gis nga ñi ànd ak mbër mi combat Mame Ndiambane ak Mame Ndiambane dew ma entraîné nañ ko nag fañ ko war a entraîné Fass mais dew ma parce que damaa yëg ca kaw ñu daggal ma billet loge ma yëg ca kaw keroog la Youssou Ndour duut yaaykat yi xaacu ko mu yëkkati chèque bind 500000 ma may ko ku tabe Youssou Ndour ku yàgg dimbali axlu làmb ku bëgg làmb moo tax ma jël écrit fekkee ma ci boole tuddee ko nom du parti dénommé non lucratif keroog ba cartouche di bëre ñu war a signature ñu war a def signature bi fële King Fat Palace cartouche war a bëre ak Gris 2 ñu ne écrit fekkee ma ci boole Youssou Ndour dafa jóg ne mi kii sama non parti la di damay politique kon fekkee ma ci boole dafa am écrit fa la wooye Mara Dieng woo Aziz Ndiaye na ko kaay CNG dégg nga lu mu wax nee na ku amul récépissé doo bëre te man li ma ci jaaxal da ngeen lekk sama avance ba noppi te yéen seen écrit bi mi ngi soog a juddu écrit yu mag yi Fass écrit Balla Gaye écrit Bawol yeneen écrit ngi fi man loolu moo ma tëddee damaa joxe sama avance ba noppi cartouche na ko Aziz Ndiaye damay bëre ji parce que ñun am nañ këyit mun na ko foo leen amee këyit te ngeen soog a judd mun na ko père Birahim moo ñu toppatool këyit ñu dem vérifier Khalifa Sow na leen écrit fekkee ma ci boole moo njëkk indi fii këyit yu régal pas attestation de dépôt mais récépissé sama baat ca kaw ku yóbbu laaj Khalifa tunga ne du tey ñuy nataal keroog Khalifa dafa jóg ma koy génne lépp statut règlement intérieur indil ko sama bureau indil ko sama assemblée indi ko sama lépp sama récépissé attesté mu jóg na ma merci beaucoup Birahim jërëjëf kontaan naa ci yow donc tey yaakaar naa ni tey bu ne dañuy affilié wu bu su ma ñëwee di affilié wu damay kontaan parce que dama naan fii maa fa njëkk a nekk en règle keroog la Aziz Ndiaye kontaan ne kon boog seen père boobu jàppaleen ko fukki loxo Mara Dieng woo na ma nag dama wax ne waaw écrit fekkee ma ci boole bi ndax am na kayit ma génneel ko récépissé bi tegal ko ci kër mu ne ma loo mën a def ba jël non parti Youssou Ndour bii politique nga tuddee ko écrit ma ne ko dénommé non lucratif administration jàng naa ko te damay politique nekk Guédiawaye nekk fi responsable politique fii ci tamit sama gox bi ma nekk je suis le secrétaire chargé des sages de la commune de Golf Sud nekk ci ginnaaw Alioune Sall di ko bëccëgal di ko guddeel moom njëkk a yëkkati billet màkk jox ma li tax mu yëkkati billet màkk bi jox ma mooy Alioune Sall maire des maires le coordinateur de Guédiawaye le maire des maires bi nga xam ne social dafa ñëw changer Guédiawaye banlieue la woon Alioune Sall ñoo def ko en un bon lieu kon ñu koy wax ne yaakaar naa ne tey yokk na école yi jàppale na xale yi ñuy liggéey waa FERA xale yaa ngi liggéey amul benn xale boo xam ne tey rek jege te wutale la loo jàpp kon
kon ñun dañuy politique nag politique ak làmb gi yëpp ñoo ànd kon di sant yàlla di julliwaat ci sang-sang bi di la wax Mass maa ngi lay sant di la gërëm tey sama xol dafa fees démb nga ma woo wax ma ko te lu la bett mën la wante ñun fii ñu nekk tey géejawaay yaakaar naa ne benn la ñu tey bu ne géejawaay ne parcelle benn la ñu waaw te su ma ñëwee tuuti ci génération bii tey am na foo xam ne bu ma fa duggee da nga naan ma waa père yow roi des arènes mi actuellement muy Modou Lo macha allah kooku sama kanam lu juddoo waaw mais combat Mame Ndiambane ak Moustapha Gueye keroog stade Demba Diop foo sànni mbatt mu tag keroog autorité yëpp a nga fa woon Mame Ndiambane ñëw diwoo taatu kaw diir taatu kaw diir mooy bu ñu xambee mat kaw diir bay ñuul lay ñuul gàllaaj googu la indaale diw ko ba mu tooy ñuul kukk ci yaram ma mànga sol jógin bu violet am na leneen luñ koy tuddee de yaakaar naa beneen couleur ñun violet la ñu xam keroog mànga séeréer si gunge nañ ko saafeen gunge na ko ndutt gunge na ko séeréer siin gunge na ko séeréer Joal gunge na ko Mame Ndiambane ñëw indaale 130 kilos keroog ba Moustapha ñëwee sol faaru mbaam bi njaq yo mu doon toj fa lañ ko bindalee le jeu de l'arène Moustapha day daw tëj njaq yi Moustapha maanaam dafa mënoon bés Fass dafa mënoon bés gis nga jógin ci làmb Fass la njëkk a génne jógin ci làmb góogin lii tey ñu joxe ci làmb Fass la njëkk a génne ñu indi woon ay jógin yu verte la ñu njëkk a sol entourage bi accompagnateur yi jógin yu verte la ñu njëkk a sol mujj gi ñu solaat jógin yoo xam ne dafa weex tubéy ji ñuul mooy suñu deuxième jógin solo macha allah bu ñu masaan solo Fass bu masaan solo nga gis ñoom Souleymane ñi ngi ñoom Alassane Diakhaté ñoom Ibrahima Mbaye tey Serigne Ndiaye boobu ma nga ba Mermoz ci Kamal bokk ak Khadim Ndiaye écrit keroog bi arbitre bi sifflé Moustapha da koo nax parce que danger la pour poids lourd Mame Ndiambane topp na ko ba ñu dem ci saaku ñindiwaat leen boobu amul suuf gazon bi lañ doon bëree bi ñu songoo ñëpp a tiit mais man tiituma woon parce que xam nañ Moustapha lu mu mënee daf ko dëbb sol bi mu ko dëbbee sol Utchimata ba ñëwaat na la jambe entre les deux cuisses noonu la ko daanee sama maître bi mu ñëw nekk ma ngi koy seetal dafa ne ma la façon dont il a terrassé Mame Ndiambane c'est la technique du judo man na quoi mun na ma wool ma Moustapha nga ñëw ko mu def judo il sera un très bon champion du Sénégal mën na ñëw ma jox ko kimono jox ko lépp fayal ko gratis mu def judo mais boobu on peut pas être au four et au moulin munoo jàpp fii njàpp benn la rek parce que bi judo ak bëre benn la bi da ngay jàpp yëre bi doo jàpp jëre Moustapha keroog guddi googu nelawuñu dañuy jibale ba biir set yeewu suba sunu làmb génn nga xool ci ginnaaw gis ko mu jël loxo yi jël njaq bi teg ko ci bopp bi ak cam ñu bindal ko le jeu de l'arène benn jeu moo fi ma sa am ci arène bi Moustapha ñu koy sant di ko gërëm mooy lan keroog mbay gay dafa jooy mbay jooy na mbay mooy ñaareelu jooyam ci poids lourd jooy na ci Mohamed Ali jooy fa la xamee ne rakkam bi sabadoor bii ñu ko solal sabadoor boobu dafa doy waar ku ko xas ba sol moo tax Gris il doit relever le défi sabadoor boobu ku ko sol da nga war a doon champion des champions am li nga xam ni capable de faire plus que les autres ñu sol sabadoor boobu ku ci nekk da nga naan tey ki sol sabadoor bi la mu def dinaa ko doubler ñu ñëw ci Mohamed Ndao Tyson combat Mohamed Ndao Tyson ak Moustapha Gueye boobu doole doxul jàmm mais technique ba ma nga fa rëppatal na ko ñaari yoon tey bu ñu doon wax tey 4 appuis la tey Tyson daanu na yàgg na dañoo pare may leen ku ci nekk oto 205
gis nga oto 205 yooyu Mbaye Gueye toog xalaat ne waaw man damay dem Kaolack fekk fa Nguer Mor Nguer cëm téq ba la défense la défaite que Manga veut effacer Nguer téq na fi Manga téq boo xam ne kenn dootu ko fàtte Mor Nguer daan na fi Manga téq boo xam ne kenn du ko fàtte ca téere ya la jàpp ca loxo yo xëcc ko ba mu ñëw mu dóor ko ukuri achabaray mooy la jambe balayage simultané des 2 pieds joints loolu mooy ukuri achabaray noonu la ko dóor Manga di ko jooy at jooy ko ñaari at ne ko ñëwoon ñu bëreewaat kooku ba mu bëreewaat xamul lu mu indi muus premier bi ay junxóob la woon deuxième combat mu indi muus su lay ndooy moo xalab muus mi yëngal muus mi ba mu xiir mu dóor muus mi daanu dee fa muus ma daanu dee fa la Nguer toog fa lañ ko dóoree mu toog nga xam ne kon dañuy wax naan mystique gàllaaj am na ba léegi maa ngi liti turo mystique ba ñu dóoree muus mi rek ko la ne afaga jeex na ñu bëre mu dóor ko mu daanu fa muus ma daanu fa muus ma dee fa la Nguer toog ñu taf sunu gémmiñ ñu ne tey loxo dar na gémmiñ ay yuuxu fooge wuñ ko tey foo xam ni ay yuuxu jib na fa woon kon surprise dafa yàgg ci làmb da ngay ñëw ba ci làmb defar sa lépp nga teg làmb bu ci teg làmb du pays mi bul teg parce que reenu njàmbi la fu nekk la mën a demee. léegi mu bëgg ñu ñëw fi Mbaye Gueye Robert ñaata lañ bëri. Mbaye Gueye Robert yaakaar naa ni boobu Robert tuubagul après le tuub ñu wooyee ko Mouhamed Ndiaye génn diine bi dugg ci diine bi mais Mbaye Gueye su ma mënul juum pour ne pas trop exagérer yaakaar naa ne seen ñaari combat rek laa xam mais Papa Kane bu Caaroy bu muy ñëw fii ku mu fi dóorul nga daanu ba ñu naan dafa am lu mu àndal doon na fi Robert mu daanu doon na fi Maam Góor gi mu daanu doon na fi Boy Bambara mu daanu moom Papa Kane waaw macha allah te baaraam bi dafa sikkoon macha allah mais boobu la ñuy wax ne force de frappe la ñuy wax des fois dañuy jaawale gàllaaj ak force de frappe boobu stade Demba Diop la amitié la tuddoon comme amitié la tuddoon amul woon tur bi mu amee tur bi ñu reyee Demba Diop un grand politicien ñu ngi ko reyee Thiès benn meeting bu mu demoon njooloon amoon doole un grand sportif ne kon député honorable député keroog bañ koy rey demoon na bay ubbi otoom ba meeting bi ja ba muy ubbi oto mu ne ko demba waaju na ko demba ba mu fa ne xaritam la da koy am lu ma mu génn padd bi ne ko dëbb sol ko mu jël verse bi taf ko dugg ci oto bi daal ni hôpital principal mais yeggul bi ñëwee ba jub jam ñaajo la Demba Diop yàlla def li gën ñu jël ko nag turam boobu nag changé ko stade amitié tuddee ko stade Demba Diop parce que ñun ñaari tali lañ juddoo ko ñu 11 diable Fass ñaari tali benn tali yëpp Baobab sax yëpp amitié zone A zone B yëpp benn gox la woon boo xam ni dañoo suudee woon dañoo xamante woon boobu agresseur amul dañuy jox ba biir set xam nga lu amoon addu kalpe moo amoon. addu kalpe agresseur la moo leen wutale père. addu kalpe ak agresseur li leen wutale mooy violence agressif addu kalpe da nga daan am doole tol ni yéeli giléem ndeysaan ku amoon doole ñu koy woy Ibrahima Diaw alias yéeli giléem addu kalpe da daan taxaw ci angle maas romb mu ni bërët def écran ci kanamam ne ko addu kalpe mu xool ne kii tol ne na baayam moo ko mën fii mënu fee def dara mu jox ko kalpe bi mu rocci li ma coy rocci bàyyil ko dépense suba wala yu xale yi ndékki suba ne ko demal mu jàdd koñ kay jàdd gauche ki jàdd droite mu dem looloo doon addu kalpe mais léegi nag xale yi dañuy taxaw
kenn xam lu nekk sa poos dépense ngay wuti wala yu xale yi ndekkee ñaar fukk sax du nekk sa poos ñu jam la agressé ngay bañkat da daan bañ ba léegi xeex ak ñoom ñu ne la pourtant mënoon nga ko jox lu mu la laaj ñu ne duma ko jox parce que man sama abal kenn du ko jël loolooy bañkat te bañkat ñu ne kon jàmbaar daanu na ca xare ba jàmbaar daanu na ca waar wa ñu rey ko ci erreur muy père de famille nekk soutien de famille looloo leen wutale ak agresseur booy dañuy génn jam dañuy jam mais agresseur dëgg dañu addu kalpe daal woon jël violence naan mi ngi koy teg ci nit ci doomu aadama daaw loolu génne deretu doomu aadama mais booy léegi duñu xam ndax 100 francs nga yor duñu xam ndax ñaar téeméer nga yor duñu xam ne yóbbal nga yor alal yun la yóbbante woon la dañ lay dogaale rek def seen forfait seey ci ngelaw li gaañ la te loolu moom yaakaar naa ne li isma li agresseur li Omar Pène way ci agresseur bu ñu amoon jëm dëgg agresseur nag moom boo xoolee dan naan seet leen ndeyam nu mu doon sëy ak baayam député ak ministre ku ñuy jóg ñu lay tàccu ñu ne seet leen ndeyam ku mu doon sëy ak baayam bokkuñu ca waajure la wa bi waalidayni ihsaana fi doom yi gënantee ci waajure la macha allah Moustapha Gueye bu ma saan bëre di ba ñëw yaayam day tànk ndox jox ko mu naan waaw mun na ko yett fa mu daan dal dina fa dal ñaaña gay gànna ñaañaa ci gay gànna cam fi doom waaw ma ni maas xale yi nañu fonk seen waajur waay Moustapha dafa fonkoon yaayam Moustapha da daan toog bu guddi mu jël lu bari ñu fëgg yaayam jox ko